vidéo fii dañ fi ñëw pour waxtaane Sénégal balaa maa génn kër gi di xeexal kenn ma xeexal waa kër gi ba pare du dëgg ah mu xeexalee waa kër gi génn xeexal waa koñ bi après mën naa xeexal koñ ba ca topp ba ca toppaat ba xeexal waa quartier bi su ma xeexalee waa quartier bi nag mën naa xeexal waa penc mi xeexal waa penc mi xeexal réew mi loolu laay def teg ci sama lii démocratie bu mat sëkk Sénégal respecté suñuy kilifa diine génne nasaraan si Sénégal révolution bu leer nañ. asalaamaaleykum man la seen mbokki taalibe Mame Makhtar Gueye bëggoon a am taxaw seetlu bu gàtt rek sur le phénomène Assane Diouf bi nga xam ne jamono yi ñëwee si yëpp mu ngi créer un buzz extraordinaire ci réseaux sociaux yi particulièrement Facebook ak YouTube te lu ëpp ci ñaxtu yi nga xam ne moo jib mooy saaga yi nga xam ne mu ngi koy gunge message yi muy jàllale. man nag ci sama wàllu bopp dama bëgg a préciser tout de suite ne sans complexe que Assane Diouf dama koy déglu régulièrement waaye nag ak sama façon moo di que damay fab saagaam yi teg ko de côté dal di bàyyi xel ci message yi nga xam ne moom lay jibal ndax message yi boo ko seetloo lan la Assane Diouf di poser dafay poser des problèmes de démocratie, des problèmes de liberté d'expression, des problèmes de gestion des ressources publiques yi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk waaw yooyu nag nekk ay ponk yoo xam ne bépp doomu Sénégal moo xam ku yeewu fii ci réew mi wala ki nekk sa diaspora am nga droit yéey ci yàbbi ci ndax ci démocratie la ñu ne waaye problème mu Assane nag mooy daf koy enveloppé ak i saaga yu tar yu tàng jër te boo analyser ay discours am mel na ni milieu social ba muy évoluer di États-Unis xaw na am influence ci taxawaayam ndax dinañu faral di dégg ci ay discours am muy joxe exemple ci activistes yi nga xam ne très souvent dañuy dem buntu Maison Blanche wala buntu kër Trump ci boppam di ko fa daggal yi saaga wala sol yi t-shirt yoo xam ne di jaar fu bon ba loolu tax Assane léeg-léeg sax ci kàddoom dinay faral di daaneel kàddoom di wax ne saaga taxul ci kenn dara waaw kon nag wax ji mooy bu ñu jëlee saaga yi teg ko de côté question bi ñu war a posé wu mooy Assane problème yi muy posé est-ce que am na wala amul foofu la wax ji war a ne ndax ñun suñu réew Sénégal fii dañu am benn feebar social mooy mbirum li rahmatullahi li Abdou Latif Gueye bi sos Jamra daan tuddee mbirum jeune homme pour tout tànk yi ma fàttali ne rek que ñun ba ñu tolloo ci seeni at ñoom tout tànk yi fekk boobu Dakar bari ay salle de cinéma ay Roxy Royal El Malick Al Akbar El Mansour ñun ñi tolloon ci ndaw dañu tàmmoon bu samedi jotee comme que ci la programme film yu bees yi di ñëw ku ci am sa fukki dërëm wala sa fukki dërëm ak juróom ñu ànd def groupe dem cinéma ñaare nag bu film bi jeexee dañ ci daan toftal loolu ñuy wax nuit blanche mooy noonu ñu daan def di fanaanoo attaaya ba fajar waaye nuit blanche yu bari nag li ko màndargaloon mooy ay waxtaan la daan doon ñeel suñu naataangoo suñu ay nawle yi nga xam ne xëy na amuñu sensu am seen fukki dërëm wala fukki dërëm ak juróom ba àndoon ak ñun dem cinéma su boobaa ci nuit blanche bi nag ci lañ leen di tënkal film bi waaye surtout nag bari na ci tënk bi baatu jeune homme naan leen jeune homme bi ba mu jàppee indien yi nii la leen def ak nii moo xam filmu western la wala filmu guerre wala leneen jeune homme bi ba mu jàppee bandi bi daf ko dóor mënate ko yóbbu ko police jeune homme loolu mooy feebar bi gën a garaaw ci Sénégal dafa bëgg ku ko xeexal Sénégal dafa bëgg jeune homme jafe na lool ñu jóg takku ne dañuy xeexal mbir seen bopp waxuma ne musul am de waaye lu raar la ñun Jamra dañ ciy dundal lu bari bokk na ci jàmmarloo bu metti bi ñu doon jàmmarloo avec les lobbies maçonniques en 83 84 ba mu dikkal ñu un procès très retentissant sénégalais mobilisé wu
yàlla defal ñu ci ndam bu ñu yeboon ne sax du ndam ndax procès sax jotul am ndax ka sooke woon procès ba di ki sant Kandji bugguma jaar ci turam parce que génn na àdduna léegi il faut respecter sa mémoire sous la pression de ses avocats moom moo demoon daal di retirer plaintam mu nekk en quelque sorte ndam ci ñun bu yàggul daaw wala daaw jéeg les lobbies homosexuels dabbaliwaat nañ ko ci seeni agression yi ñuy def systématiquement contre nos valeurs et contre notre religion ñëw nañu fii ci suuf su tedd fii Maulana Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass tëdd di Kaolack tànn guddi gu gën a bu sell bu day ni mawludul nabi ñu di ci màggal juddi ngën ji mbindeef di fa takk sëy góor ak góor ndax bu dul woon xarañu commissaire Bokar Ly moo tax defoon nañ à l'époque une déclaration publique pour rendre ko hommage dérapage dana am bain de sang dana am ndax population yi dañu jógoon riir vers la police pour leur régler leur compte. Alors li tax ma joxe ñaari exemple yooyu c'est que ñaar yooyu yëpp ba ñu demee ba egg sa càppaandaw la am na ay kilifa yu ñu woo yu fës naan ñu waaw formation yi ngeen di dénoncer dëgg la man sax am na tur yoo xam ne mën naa leen ko jox ngeen boole ko ci wala naan ñu boroom ñaari tur yi ñi leen di manipuler ci dëkk bi xam nañu leen mën nañu leen jox ay tur ñu ci bari ci ñun nag doon ñaxtu naan waaw ñii nii Jamra def dem à l'avant-garde du combat lu tax ñoom defuñu ko ñu mujje daal di delloosiwaat suñu xel ne c'est pas grave nañu jël information yi ñu baaxee rek boole ko ci suñu tableau de bord. kon Sénégal moo yàgg bindoo noonu nit ñi dañu bëgg jeune homme dañu bëgg ku leen xeexal moo tax nag Assane panel bi nekk ci suufu écran firndal na ko très souvent di nga ci gis ay messages yu naan waaw ñun enfin ñu gis koo xam ne mu ngi ñuy waxal loo xam ne yàgg nañu metti ci suñu biir xol waaye amuñu woon ku ñu ko waxal léeg-léeg nga dégg ay messages yu naan enfin ñu am un porteur de voix qui exprime la voix des sans voix kon loolu wane na ne sénégalais yaa ngi koy bàyyi xel parce que ay 2000 vues 3000 vues ce n'est pas rien waaw kon wax ji nag léegi mooy comme ni ma ko waxee sànq si njaal benn wax ji rek est-ce que ginnaaw saaga yi problème yi Assane di poser c'est des problèmes réels ou pas foofu la débat bi war a ne moo tax nag man dama doon proposer Assane mu tànn benn ci show mi moo xam tey suba wala ginnaaw suba moo xam daal di dérouler show bi ba mu jeex te du ci boole benn saaga après ñu xool effet bi muy def ci population yi ndax audimat bi muy am dana rester au même niveau dana yokk wala dana wàññeeku loolu daal laa doon ñaan Assane bu ko defee am naa yaakaar ne dana leeral dana clarifier lu bari ci débat bi asalaamaaleykum wa rahmatulah